jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp ziaru baax Abdoulaye Diop mi ne ci technique beeg soxna Yacine Pouy ci wàllu service digital gi waaye it Barthélémy Ngom ci wàllu réalisation dellu jaale Sénégal yëpp masawu ñëpp dal di rek ñaan li nga xamante ni mooy dal gi nu nemmiku démb jàpp tey jile ak wéy ci wàllu woowu ndax mooy njariñal ñëpp safaan wa ni ma koy waxee rek kenn du ci gañee lenn ci bu xel yi ak xol yi dellusee rek ku ne xam ne xëy na rëdd wa nga waroon yam xaw nga koo dépassé lëf ku ne ak fi nga xamante ni foofee nga fare nanuy fexe ba rëdd yi nga xamante ni moonu lënkale ñu bañ di ko dépassé wala di ko dog ndax kenn du ci gañe lu kenn dul gañe nag matuta song waxtaan wi tey dinañ ànd ak njiital ONG 3D Moundiaye Cissé waaye it Cheikh Oumar Sy bi jiite aussi DEA bokk ci mbootaay gi di jàmmi réew mi Moundiaye ñu ngi lay ziar bu baax Cissé di rafetlu sa ànd ak RFM. maa lay ziar bu baax El Hadj Assane Gueye. jërëjëf ban appréciation bu njëkk d'abord ci li nga xamante ne mooy tolluwaayu réew yi nam ak sëngeem gi fi ab diire ngi jaaxle gi fu ne waaye it li ci gën a nag li ci gën a mitti mooy bakkan yi nga xam ne rot na ni mu daan demee rek ki jamono ndax souvent dañuy fàttaliku mbir yi Mamadou Diop laata moom ñeneen ak yeneen ñoo xamante ni dañuy ñàkk seen bakkan ci ay yu ni mel bu nu ca jógee ñi nga xamante ni xëy na ñoo ko sookee wala boog ñoo seetaan ba yëf yooyu yegg si fii mujj ñoom di wéy rek ak seen njaboot c'est très regrettable ban appréciation yow nga ciy def. jërëjëf El Hadj Assane maa ngi nuyu ñi ñuy déglu yëpp di ay Sénégal di leen massawu dama jàpp ne réew dina toll foo xamante ne li muy gën a soxla mooy jàmm parce que c'est comme nit dina toll foo xam ne bu feebaree lu mu mënti am ci alalaax lu mu mën a am soxla benn soxla rek lay am muy wér. dañu toll foo xam ne réew mi nag. li ñu gën a mën soxla fu mu toll nii mooy jàmm ndax si jàmm la lépp xaj. waaye du tere ñu def ay jàngat. li indi mbir mi. ndaxte jàmm boo koy faj da ngay xool li indi woon fitna bi nga fajaale ko. te jàpp naa ne ci li indi woon fitna bi bokk na ci suñu justice bi am na ci part de responsabilité dama naa ne suñu justice bi war nañ ko xoolaat ba nga xamante day nekk justice bu tëdd ndey ji seex justice boo xamante ne askan wi. dina ko wóolu ndaxte la justice est rendue au nom du peuple si tout peuple bi la ñuy rendre justice mais gis nañ ne justice bi xaw na nërmeelu ndaxte problème yu bëri si Sénégal justice bi am na ci part de responsabilité donc war nañ ko xoolaat def ko justice boo xamante ne justice bu tëddee ndey ji seex la ba Sénégalais yi wóolu ko ndaxte booy xool démb li génne Ousmane Sonko du justice bi c'est le peuple donc dafa mel ni démb peuple bi moo jugé Ousmane Sonko jàpp ne dafa war a dellu këram. loolu première njàngat la jàngat beneen bi ci topp mooy suñu jeunesse bi tey jii booy xool jeunesse bi li leen tax a génne du rek kaaw Ousmane Sonko jeunesse bi li leen tax a génne raw na kaaw Ousmane Sonko dañu bari lu ñu accumulé ci. ay frustration moo indi mbëkk mi moo indi lépp loo gis ci pillage yi ngay gis ñu jël alalu jàmbur yeeg yooyu parce que suñu politique de jeunesse yi. dañ ko war a gën a def suñuy budget ak alalu réew mi ñu gën ci xalaat jeunesse bi bari na dépense yoo xam ne ñu ngi koy def ci réew mi yoo xam ne mënoon na ñàkk am nay kuréel yoo xam ne bari na yu am ci réew mi yoo xam ne xaalis boobu waroon nañ ko mën a jël def ko waxuma amul sax njariñ waaye bu amee njariñ tam bëriwul comme ay conseil économique social et environnemental ak yi mel noonu kuréel yi la yoo xam ne ay ñiñ fa teg war nañ mën a liggéey am na njariñ askan bi feneen que lu dul ñu teg leen ñuy réunir ñu leen di jox alalu réew mi avec ay budget yu mag donc xale yi war nañ leen gën a gersu beneen bi mooy jàmm dafa laaj aussi acteurs politiques yi waxtaanee réew mi ci jiital intérêt réew mi bokk na ci pour ñu indi jàmm ñu jël ñu mel ni Khalifa Sall parce que affaire bi dafa war a dépasser kaaw Sonko indi ñu mel ni Khalifa Sall Karim Wade joxaat leen seen droit ñu bokk ci jongante yi nga xam ne ku ci nekk parce que ñiy génn démb am na ci ñoo xam ne Khalifa Sall la ñu àndal ñi Karim Wade parce que ku nekk yaa ngi am fooy laale problème mu troisième mandat bi nga xam ne aussi leeragul ñu ngi koy lam-lamee ñuy ñaan président Macky Sall même bu fekkee dafa nekkoon ci xelam te wala nekkul ci xelam tamit mu xam ne démb message yi ko askan bi yox message la boo xam ne bëgguñu suñu réew fitna yooyu am fi alors lu jëm ci tamit calendrier républicain bi maanaam calendrier électoral ba fay ba toll réew mënuñu ci nekk te duñu xam kañ la élection yi di xam tey bi amul kenn ku la mën a wax kañ la ñuy def élection locale yi je crois que dans une démocratie loolu c'est inadmissible législative yi naka noonu
ñu ngi wax dañ koy coupler présidentiel je crois que calendrier républicain bi dafa war a gën a leer. loolu yëpp buñ si jógee jàpp ne li am fi fan yi du rek affaire Ousmane Sonko moo ko waral ñu jàngat nu ñuy def nasee suñu démocratie suñu justice suñu état de droit. loolu mooy gën a yokk jàmm. di rafetlu nag démb taxawaayu ñaari kilifa yi. ci mel ni Sonko taxawaayam rafet na. parce que ni mu waxee rafet na. ndax wax na ne république lañ nekk du ma dem di wax nit ñi nañu jëlee Macky Sall pale te waxtam jotul. dina wax na ne violence yi mën nañ ko ba loolu mooy discours yi ñuy xaar suñu kilifa yi président Macky Sall aussi discours am rafet na. discours père de la nation la def je crois que loolu la ñuy xaar ci suñu acteur politique. xaaruñu si ñoom ñu indi fitna. fitna yooyu nag dañu war a jàngat li ko waral. ba nga xamante ne dootuñu ko dundaat ba mu ay nit ñi ciy dee. wala ay nit ñi ciy blessé. très bien Moundiaye jàngat yi rafet na macha allah ponk yi nga évoqué également ca Sénégal macha allah expertise ñàkk fi mais est-ce que amuloo impression quelque part que ni y a des gâchis quelque part c'est-à-dire que dañu koy xam mais duñu anticiper mukk duñu ko waxtaanee mukk lu may bu bakkan waddee deret tuuru. parce que réorientation budgétaire yooyu ngay wax effectivement message yu xale yi tàbbi na bu baax ci noppi njiitu réew mi kooku moom def naa ne bu ko déggul moom xawma kañ lay déggati leneen c'est pourquoi il a répondu par 300 milliards pour xëy na yokk budget ak yeneen mais lii lépp lan moo ñu mun a may ñun ñu vraiment ñu koy gàttandu ba nga xamante ni mais duñu malgré les belles images de notre démocratie démb ak bërki démb duñu dund yenn tiis yu ni mel. li ko waral mooy faytu système bi xam nga tey jii bu fekkoon ne Assemblée nationale mu ngi def liggéeyam ci niñ ko xaaree député yi bu ñu fa indee ay budget ñu toog jàpp ne askan bi leen fa fal du président moo leen fa fal ñuy jël budget di ko lambat di ko càmbar muy dem ci li jóge ci askan wi ci suuf bu boobaan daan nañ def ay politique publique yu méngoo bëgg-bëgg askan yi mais boo xoolee bu budget yi di ñëw assemblée dafay jaar waxtaanu formalité rek lay doon. foofu nga baal ma il faut xeex ba buumu njaam gi dog c'est-à-dire ni nuy falee député yi bañ a jóge ci liste ab président xam nga loolu aussi bu fekkee le mal on le tue pas à la racine fa nuy mujj rek mooy di topp ci watatu jaan yi. oui li nga wax moo am mode d'élection wu député yi dañ leen di falee ci noo xamante ne ni day am xam nga scrutin mixte la ni ñuy falee député yi. benn bi liste majoritaire benn liste proportionnelle de sorte que ci liste majoritaire bi la ñuy jël lu ci bëri rek dugal leen assemblée yi nga xam ne mooy jël liste nationale mu jugee ci président directement je crois que loolu yëpp ay problème la ñu war a waxtaanee ba nga xam ne député bu ñu fal mu xam ne pour mu falwaat il faut que askan bi fal ko mais bu fekkee député bi dafa jàpp ne ni président moo ko fal toujours li neex président lay def donc problème bi foofu la moo tax ma ne la système bi la ñu war système ni ñuy falee député mais boo jëlee si ni ñuy falee député même muy assemblée nationale dañ ko war a travailler mais boo jëlee muy wàcc ci assemblée nationale ministre yi ni ñuy yoree alalu réew mi également war nañ ko xoolaat et moom mooy ñëwaat rek ci problème politique publique yi politique publique yi booy xool suñu alal niñ ko waree sàmm dafa des liy waral mbëkk mi boo xoolee ci ni ñuy yoree suñu ressources naturelles yi la maanaam suñu géej gi amatul jën ba sorte que tey jii bu fekkoon ne ñu ngi yor li ñu am gis nga bu njëkk mbëkk mënul woon am ndaxte ni ñu organiser suñuy société ku nekk am nga métier ñii ay uude lañ ñii ay nappkat lañ ñii ay sàmmkat lañ ñii ay forgeron lañ suñu société yi daanul am mbëkk soxla woon di am mbëkk parce que métier amoon na li amoon li si desoon mooy ñu encadre leen donc bi mu amee évolution vers l'industrialisation te la ñu waroon jël accompagner ku nekk ci li nga nekkoon te chômage daanul woon am parce que ku nekk da nga daan am métier traditionnellement suñu société yi mais aujourd'hui boo demee ñi nga xam ne ñu ngi daan napp mais dootuñu dem ci géej gi di uti napp parce que lépp lu ñu war a napp foofu jël nañ ko def ay accord de pêche yoo xamante ne ni dafay dem ci bitim réew de sorte que dañuy jël gaal dem seen yoon ñi nga xamante ne ñooy ay waroon di liggéey ci uude defar ay dàll bu ñu defaree seen i dàll mu des fi alors que ñooñu ñëpp lañ leen waroon encadrer li am tey ci potentiel ngaay ñu waroon gunge la ba nga xamante ne tey même suñu armée bu soxlaa dàll ñoom ñoo koy defar suñu ñi nekk ci di ñaw
ñoom waroon nañ leen accompagner ba nga xam ne suñu armée bu soxla ay tenue sax fii lañ koy defee. tey jii suñu société organisée noo xamante ne bu ñu accompagner ci formation ñi nga xamante ne am nañu métier parce que ay métiers yëpp bu ngi fi. métiers yi am bitim réew ñiy uti ñi fiy jóge di dem yëpp war na mën a am fii. très bien maintenant ba tey ci wàllu toppaleen ba nga xamante ne tey jii li armée rek. police gendarmerie sapeur pompier rek clientèle la. pour ñooñu ñëpp ma lay sital muy ñiy defar cere. war ko mën a yóbbu ci armée bi ñiy defar ñi nekk uude war a mën a defar ay dàll mu dem ci am pour dire que problème mu politique publique yi ñu war a gën a méngale ak suñuy ressources. ak li ñu am ak métier yi fi am. am na solo ak ci wàllu ba tey profito de cette réorientation budgétaire pour wàññi kàmb gi parce que kàmb gi xóot na xóot goo xam ne diggante budget fonctionnement yi ak budget yi war a dem ci nit ñi ñu yëkku ci seen aw dundin bëgguma stigmatiser ñenn mais quand même tudd nga sànq certaines institutions mais même ba ci budget fonctionnement wu yenn kilifa yi léeg-léeg tu te demandes même autant de dotation pourquoi faire alors que bu ñu xawee équilibrer un peu kàmb gi dina wàññeeku waxuñu ak yamale de façon vraiment mécanique mais ku ne xam nga ni wuute yenn yi mooy jur frustration yenn yi ca nag bu dakkul am nay jamono xawoon naa ko junj am réew mënuñ caa ne ñii am ba lemu ñii ñàkk ba lemu bu yàggee ñi ñàkk yi wuute li ñu am. voilà loolu moo feeñ. il faut fexe benn tampon. loolu moo feeñ ci manifestation yi génne parce que ku jàpp ne manifestation yu kaawu Sonko rek moo ko tax a jóg yaa ngi nax sa bopp kaawu Sonko dafa nekk étincelle bi taal lakk gi waaye li gën a tax xale yi génne mooy ñàkk xëy gi ñàkk perspective pour seen avenir ensuite inégalité yi am maanaam yamale yi am ñu ñàkk yamale yi am ci seen biir ñii di gis ñu am lu dul jeex ñii di te ñoom ñuy pour ñu am ñaafuk sax dafay jafe ci ñoom. donc moo tax démb le fait que président Macky Sall wax ne dina def réorientation budgétaire lu am solo la. réorientation budgétaire nag dafa war a nekk lu audacieuse. maanaam ñu jël. foofu lay waxee de grandes mesures mu bañ a doon des mesures rek par exemple. voilà jëloon na fi décision ci oto yi rationaliser ko. dafa war a continuer ci loolu. dépense yi nga xamante ne amul njëriñ fu ñu toll nii ci Sénégal am na dépense yoo xamante ne di ko fi tudd mënuma ko accepter. du kersa sax ay institutions yoo xamante ne ñu ngi fi. amul njëriñ. ñu def lu ci ëpp ay retraité. ñu koy yore. defe naa loolu. xale yooyu yëpp la ñuy gis mu leen di métti. mu njaay ñu jeexale ak yow ci léegi jàmm ji nga xam ne wala boog dal gi parce que jàmm sax pour le dire il faut que fondement bi nekk loo xam ne dañ ko lal ci dëgg ak ci lu wér pour mu gën a dëgër maintenant au moins am nañu ak dal ndax fan yi sax wax dëgg yàlla c'est tellement regrettable que ñu bari dañoo sax fa feebar wala siburu nit ñi boo leen di xool ci mbedd mi que regretté nañ image yi waaye regretté nañu jaaxle gi borom kër ak njaboot yëpp jaaxle ku ne di wut foo jaar ñii ñu yàqal leen ñii ñu rey leen léegi naka la ñuy def ba gunge apaisement bi nu am à part de d'hier pour que mu gën a doon yi jàmm ju wér ci réew mi. niñ koy defee am mon avis mooy ci waxtaan opposition bi xam ne dafa am part de responsabilité ci li nga xam ne moom la réew mi di doxe ñoom ñu responsable ci si acte yi ñuy posé. bañ a indi fitna ci réew mi defe naa programme. moo war a tax askan wi tànn nit. opposition bi donc war nañu gën a mën a organiser wu war a mën a tette askan wi ci luy jëmal réew mi kanam waaye li ñi gën a am responsabilité ci loolu mooy état bi. état bi moo war chaque fois que mu woote waxtaan. muy waxtaan bu sincère loo xam ne lu ci juddoo mu doxale ko. ci dialogue ci waxtaan la ñuy nasandoo noccindoo ci réew. du ci naxante. du ci wërante ndomb. je crois que bu waxtaan bi sincère dialogue bi sincère. ñu dem waxtaanee li nga xam ne mooy pétrole bi mooy gaz bi waxtaanee li nga xamante ne mooy suñu li ñu bokk ñun ñëpp waxtaanee code électoral bi ba nga xamante ne ku nekk di nga wóolu système bi je crois que buñ ko defee. wóolunte bu ndaw am. ñu dem ci ay élections yoo xamante ne ni jàmm moo ciy sax. très bien je crois que ci jàmm la lépp xaj. maintenant muy opposition muy pouvoir. ku nekk am nga sa
waar boo ci war a way. boo ci war a bay li ñu gën a mën a dimbali nag mooy ñu ràññeetle d'abord xam nga mënuñoo ne ci réew pare lépp jaxasoo bu ñu ràññeetle les grandes lignes yi nga xamante ni ñooy relever de l'intérêt général bu boobaa jàmm dafay daal di presque ñooy du am sax chantage quoi genre boolewuñ ma ca joxuñ ma sama wàll ak yooyu mais au moins dañu xam ne lii moom du lu ñu war a laal ce sont les grandes lignes qui relèvent de questions d'intérêt général et national bu ko defee li ci des xëy na xayrul parce que bu ñu amul ay rëdd yu ñu teg rek bu fitna amee mooy waral ku ne naan boo xoolee dinaa ci tooñ sama xarit Cheikh Oumar Sy ci kanam gis nga bi ñuy wër jàmm gi ku ne danaan woo naa Modou Ndiaye ñu jàll ni woo kii tu as l'impression que vraiment alors que bu fekkoon ni nag mécanisme yi ñu ngi fi woon dañ cay ngoy rek dem. loolu mooy dëgg parce que bu fekkoon ne dañuy am constitution am ay loi yoo xamante ne askan wi gis na ci seen bopp. bu te ñu respecté loi yi xam nga defar ay loi yomb na. maanaam mu nekk lu taaru. waaye teg fa ñu koy application bu jaar yoon moo am solo tey boo xoolee suñu justice du problème mu ay problème mu texte par exemple. waaye problème mu application texte la ku nekk da nga koy appliquer ni mu la arrangé. nguuri fi romb yëpp noonu la ñuy utiliser justice. te justice su Sénégal boo xoolee coow yu fi am yëpp ci moom lay jóge donc jot na ci régime Macky Sall nii balaa muy dem moom mu teg ay jéego yoo xamante ne justice bi dinañ ko gën a njoŋal. justice bi dinañ ko gën a wóolu. gis nga justice bi buñ ko wóoloo ku ñu oo ñëppay am xel mu dal. ñëpp dañuy jàpp ne du am ndey ji seex du am. parparloo. waaye tànk bu ñu oowee nit. du wóolu juge ba. du wóolu ñi ko woo toujours nii lay demee. jàmm du am ci réew mi donc justice bi nañ ko ñoŋal et puis loi yi ñu respecté ko ci loolu la jàmm di amee ci réew mi te jàmm nag ci la lépp xaj dëgg la jërëjëf Moundiaye Cissé jërëjëf mu nekkoon ak ñun jiital ONG 3D Moundiaye Cissé ñu koy gërëm bu baax di ko sant Cheikh Oumar Sy honorable maa ngi ziar yaa jiite aussi DEA ni ma ko waxee bokk ci mbootaay gi di jàmmi réew mi maa ngi lay nuyu bu baax si maa ngi lay fay El Hadj Assane di nuyu auditeurs yëpp yi ñuy déglu ci RFM ci suba si di sant yàlla ba nga xam ne tey am nañu dal ci li ñu jot a génn nii. jërëjëf ñu ngi leen di gërëm yéen it ndax yombul woon xëy na wàllu médiation mais ni ma ko waxee sànq rek ak Moundiaye Cissé dafa am loo xamante ni aussi bu la dabee ne xat-xat xëy na ak borom bi la jox xel war nga caa mën a tirer tous les enseignements de part et d'autre pour ngir njariñu réew mi ñu amaat ay leviers yoo xam ne nañ ci mën di jëfandikoo et puis de façon systématique xam nga souvent les gens disent way constitution Amérique ñaata at a ngi ñu rëddoon ko du soppi mais lépp ñu ne rek est-ce que waruñu bàyyi muusante gi suñu biir ca tëral mécanisme yu wér yoo xamante ni bu problème amatee du ngeen ni sonne ndax man xam naa ni waxu leen ko waaye li ngeen daj ba kilifa yi ba lépp ngeen rabasaate ko ànd doon benn dem seeti kilifa gu mag gi ñaan ko dikkaat dem ca wàll geneen ga loolu lépp xam nga bu fekkoon ni mécanisme yaa ngi fi duñ ni sonne ca it du ni fragile parce que j'insiste beaucoup là-dessus il faut ñu gunge dal gi nu am démb ci réew mi. jërëjëf Assane li nga wax lu am solo la xam nga nit ñi dañuy ne victoire am na d'un côté défaite am na de l'autre mais man li may wax ne lii moom victoire ci kenn parce que li nga xam ne dafa wone rek suñuy faiblesse. ak li nga xam ne ñun naka lañu war a mën a gagner suñu bopp ci ay détails yoo xam ne waroon nañ ko mën a faj. ci njalbeen dégg naa suma mag Moundiaye Cissé di ko remercier moom tamit ci taxawaayam parce que ñun ñëpp ñoo bokk plateforme Jàmmi Réew mi. ñoom Alioune Tine ñoom Mati Ndiaye ñoom. réseau civil jigéen Safiatou Khalifa Tall ñoom ñëpp taxaw nañ ci. Fadel Barok ñun ñëpp ñu taxaw ci. mais di ci remercier tamit waa cadre unitaire islamique du Sénégal ñoom Cheikh Tidiane Sy. bu ci amoon taxawaay bu am solo. pour kilifa diine yi war a mën a àddu moom ak docteur Cheikh ak yeneen kër yi diine yi Touba ak Tivaouane fépp ñëpp a taxaw. mais dafa am jàngat boo am élage mooy exécutif bi war na jàng ne tey. fexe na ba affaiblir yenn institutions yi comme le judiciaire ak le parlementaire. xam nga lii tey warul woon a egg fii. parce que bu ñu yàggee wax ne indépendance de la justice dafa am solo indépendance de l'Assemblée nationale dafa am solo. mooy lépp warul mën a egg rek ci président de la République. démb discours bi ñuy dégg ci président de la République discours dal la. discours bi parce que li mu ëpp solo ci li mu wax mooy dégg naa leen yéen xale yi. te mu ngi soog a réaliser que chantier yi mu nga xam ne tey waroon na bàq boppam di ne def naa fi lii mais chantier
yooyu foofu la ko xale yi doon xaaree. te loolu lu am solo la. c'est-à-dire que li nga wax dañu war a jàngaataat suñuy mécanisme mécanisme yi am na parce que dëkk bi à chaque fois bu mu yëngatoo. am na ñoo xam ne nekk nañu ci ginnaaw ba ñii di yuuxu di sànni xeer ba ñii di xaabaabal ba ñii di génn di yàq am na ñoo xam ne dal nañu ci ginnaaw di waxtaan ba mën a fexe toog ak kilifa bi wax ko luy dégg lu muy mën a dégg. mais aussi de l'autre côté muy opposition bi nga xam ne tamit gis nañu discours Ousmane Sonko qui a été aussi un discours responsable. gis nañu aussi taxawaay bu ñu am parce que démocratie ni muy doxee mooy dafay am ñi nga xam ne dañuy diriger wu ak ñi nga xam ne dañuy opposé wu mais moom i tamit na xam ne tànkam fi mu ko teg. na bàyyi xel bu baax ñu gunge ko ci li muy wax ak li muy def. parce que erreur yi ñu de l'autre côté moom mën na ko def. fi mu ne ni ñoom ñaar ñëpp la ñu war a dimbali mooy président de la république la xam ne moom 3 ans yi ko dese. la ko mën a génnee ci situation bi mooy teg li nga xam ne sénégalais dinañ ko baal mu génn ak jàmm. ñu war a mën a teg démocratie bi ak transparence bi ci yoon. bokk na ci tey réparer injustice bi daloon Khalifa Sall ñu delloo ko ay droit am bokk na fi tey pour indiwaat dal ak jàmm Karim Wade ñibbisiwaat fi yooyu yëpp c'est des composantes de l'injustice yu egg c'est vrai que Karim Wade sax mën na bañ a wute tuuti ak mën na wute ak Khalifa mais il faut que ñu war a mën a njabootewaat Sénégal te président de la République war na profiter mais war na tirer leçon ci loolu parce que justice bi nga xam ne utiliser nañ ko pendant 2012 ba léegi muy def liggéey boo xam ne bokkul ak li mu war a def war na pousse magistrature bi ci boppam war a def introspection par rapport ak nu muy gérer ay dossiers le procureur de la République ci boppam war na xoolaat toogaayam war a xoolaat naka la war a mën a jàkkaarloo ak askan wi pour dossiers yi li muy def ci liggéey mu def ko non pas au nom du président de la République mais au nom de askan bi mu toogal yooyu yëpp ay jàngat la yu bëri mais li ci gën a garaaw Assane mooy on n'est même pas encore sorti de l'auberge. Justement maa ngi am impression ni problème bi dañ koo différer rek ndekete lii ngay wax ni daa mel dañoo dandal grenade bi rek ñu baal ma ci waxin wi. mais loolu moo am parce que xam nga sénégalais dafa gaaw a fàtte ñun crise yàgg nañ ko dund mais il y ñu dem ba xam nga ba ñu toogee ba wax ci assise nationale foog naa la Sénégal foofu la gën daje ci li mu war a def yëpp. mais ñun dañuy am habitude bu tey weesoo tey nit ñi commencé waa dellu si seen càmm ñu commencé constaté ne Auchan yi yàqu nañu mënuñu fa dem constaté station yi yàqu nañu mësuñu fa dem. dañuy soog a constaté ne ñun en fait réglé wuñu problème dañ ko gën a yokk. dañ ko gën a yokk. parce que tey man bu ma doon ñaan par exemple ku mel ni Ousmane Sonko du ma ko ne neel xale yi nañu génn pendant 2 jours pendant ay 1 million de personnes pour ñu war a exiger déedéet 1 million de personnes yooyu ci gune nañ leen ne dem leen ci tool yi commencé leen liggéey pour Sénégal tabaxaat parce que pandémie bi ak jafe-jafe dëkk bi toll na fu nga xam ne tey dinañu am lu ñu exiger président de la République. mais justement ce langage de vérité nag moo yombul Sénégal wala boog moo fi tumuranke parce que bu dee da nga fare ak nguur gi yow na ngay waxee yépp mooy da ngay sóoraale kilifa gu mag gi boo fekkee yow da nga war a àtte janook Ousmane Sonko noonee nga waxee mu woote ci loo xam ne safaan la ngir réew mi xëy na bëggoo ko wax ndax ragal ku la saagawal dara mais il faut qu'on parvienne à ce que ñu leen di wax dans le blanc de l'œil ce qui est la vérité pour l'intérêt du pays pas pour ay nit ñuy xool man gaaj nañ ma ak saaga nañ ma wala jël nañ sama àll. waaw loolu mooy dëgg Ousmane Assane parce que man tey li ma gis démb par exemple moom kontaan na. am na victoire am bu mu am mais boo xoolee ñi toogoon ci ginnaawam ñëpp mais système bi bokkoon nañ ci. dagg na fa Decroix. Aminata Lo ñi ba ñëpp ci système bi la ñu bokkoon xam nga Sénégal moo tax. da ngay moytu di dugg ci yenn débat yi. dañuy war a mën a xool naka la ñuy njabootee ñëpp. fii amul exclusion. inclusion rek moo war a am. amul lii parce que boo waxee damay fàttali li ci ginnaaw pour tabax li ci kanam mënoo tabax dafa mel ni ndaal bi boo ko tojee ma jox la scotch nga ne na nga koy scotché fii ba 100 ans doo ko mën a defaraat donc da ngay njaboote ñëpp te nañ ci waxtaan wax dëgg na moytu moom itamit dina gis ñi nga xam ne dinañ jóge beneen boor bi ñëw di ko jàppale. loolu du solution. opposition bi dafa war a am ay propositions diverses ku nekk ñëw ak say proposition ñu war ko mën a tas ñu mën a sénégalais yi war a mën a tànn ak seen xel. 2024 mooy seen ji. léegi jeunes yi seen bopp parce que politiciens yi ak seeni préoccupation ci wet gu nu mën a féete mais jeunes yi ñoom seen préoccupation mooy nanu am xëy nanu tekki maanaam fondé foyer am na ñoo xam ne dañ naan da ngay gis sa yaay muy dund loo xamante ni yow nga war ko faj mënoo ko faj loolu moom ay question fondamentale la yoo xam ni président def na ci ay dige démb ñu ngi xaar nu mu gën a gaawee ñu jublu ca parce que aussi il faut le régler pour l'intérêt du Sénégal xam ma xaw ma ndax xam nga fu may waxee c'est-à-dire buñ ko réglé wul dafay mujj doon bombe boo xam ni xëy na sax mun na kalaate ji ci ñoo xamante ni fekke wuñu ko ñoom parce que lu ci bari lu ñu dund tey ñu ko defoon par maladresse démb ak bërki démb la ñun ñu jël sa passif là. moom laa lay wax
dañuy xool tey fan lañuy orienté suñu wax ak suñu jëm parce que muy côté de l'opposition du pouvoir le seul problème bi Sénégal am te du Sénégal kese adduna bi yëpp mooy naka la ñuy gérer suñu jeunesse naka lañ leen di tegee ci yoon naka lañ leen di rendre seen dignité pour ñu war a mën a am liggéey pour ñu war a mën a am jàmm pour ñu war a mën a bañ a génn di sànni ay xeer ay xeer te loolu il faut ñu revoir suñu système d'éducation xale yi tey il faut ñu former waat leen ñu tegaat leen ci yoon ñu tàggaat leen président Macky Sall te loolu dinaa gën a taxawaat ci di mun yaay si wax dafa war a moom jàngat ne tey koom-koom yi mu waroon jox ay nit yoo xam ne dafa yaakaaroon politiquement dinañ ko jàppale loolu yëpp daf ko war a récupérer tey conseil économique social et environnemental amatul benn njëriñ ci contexte bi ñu nekk doo conseil des collectivités territoriales boo jëlee ay millions la tey war na def ay coupe budgétaire au niveau des institutions xool fépp fi nga xam ne tey yaakaaroon na fa ne xaalis boobu du xaalis boo xam ne am na njëriñ directement ci xale yi mu dajale ko mu dugal ko ci dak yi ak pro dak yi commencé ne xale yi dem leen liggéey parce que lii au moins c'est directement 80 000 à 100 000 francs par jour yi ngeen di dugal seen poche en attendant pas la pandémie bi di jeex mu xool li nga xam ne tey ñoo àndoon ak moom démb te waroon jàppale woon ko ci pour mu teg ay programme yu baax mu ne leen man nangu naa ne def naa erreur par rapport ak samay orientation gis naa ne xale yi li ñu gën a soxla c'est pas un TER c'est pas BRT même bu nekkee baax na pour l'avenir mais dañu bëgg xëy léegi pour suñuy sutural seen i yaay ak seen i njaboot loolu dañ ci war a mën a taxaw parce que l'appel de cri bi ñu gis ci xale yi du question Ousmane Sonko ni ñu ko waxee du question Cheikh Oumar Sy du question Macky Sall dañu ne ñun jeunesse bi sonn nañu dañoo sonn fu mu ne ni mënatuñu dimbali leen ñu yéen ngeen won ñu yoon parce que fu mu ne ni dañoo mel ni ñu gumb mais et puis maire boo xamante ni buñ ko exprimer ñëpp ay ñàkk ndax gis nga ñi ci ñàkk la ñëpp démb ak bërki démb leer na ma ni dunu APR wala Pastef am na ñoom ñoo demoon bitim réew ñëw investir seen alal xëy rek ñu daal di fekk la sa magasin fa nga ne rek ànd ak moom yóbbaale donc maire moo xamante ni bu exprimer woo dafay devenir incontrôlable dafa naa ne ku ne sa yitte mooy fexe noo ca najee téye ba mu bañ a exprimer wu. waaw mais xam nga loolu Assane pour jox la exemple dama am sam benn jigéen bu nekk Olaf yi moom boutique am daf ko suuluwee xale yi attaqué nañ ko mu perte ci 30 millions mu wax ma ko ma taxaw jaar fa xool ko dama ko yërëm mu ne ma Cheikh Oumar lan laay def ak kan moo may fay dëgg la kan moo may fay xoolal alal bi ñu fi yàq yëpp teg ko fi xam nga loolu même bu ñu taxawee ne dañu war a exiger ñu fay ñu fi non dañ fa waru woon sax egg bay exiger dëgg la dañu war a gën a am responsabilité par rapport ak alal ak investi parce que man bu ma nekkee investisseur ma xool ne état bi mënul garantir sama sécurité ma xool ne tey politiciens yi mën nañu inciter ba nga xam ne xale yi mën nañu génn ba yàq loo xam ne jéggi na doyoo man ma def investir Côte d'Ivoire wala Cap-Vert wala feneen moom mooy gënal te loolu dañ ci war a bàyyi xel parce que dañuy gaañ askan bi gaañ nañ fi tey au moins 5000 familles sont au chômage état mënu leen fay opposition mënu leen fay dëgg la 5000 parce que directement boo xoolee 1700 employés Auchan ñàkk tey dina leen toog ñaari weer ci koor gaa ngi ñëw du leen fay les sous-traitants yi fa nekk total ñi fa doon liggéey man contre naa France ci lu bëri mais mënuma xëy ne damay génnee France ci dëkk bi loolu du dëgg tey dañu am njaboot yu nekk France di fa jàng am fa ay famille di fa tedd ci ay entreprise dinañu bëgg xëy français yi ne leen génne leen suñu dëkk parce que yaa ngi di jël suñu alal très bien nit da ngay am mesure te loolu mesure boobu dañu war a toogaat ñu ñëpp ñu waxtaan ñu dimbali ñi nga xam ne tey président de la république comme moo fi nekk gum engagement yi mu war a jël mu féetewoo ko ci gune yi mu jàppale leen li ci des yëpp amul solo la ca des mooy. mais li nga njëkk a wax tam dafa justice tam dafa am solo justice au-delà des questions judiciaires justice ci anam yëpp justice sociale voilà c'est-à-dire que loolu moo lal lépp quoi je pense que ni ma koy waxee daal ràññeet la nañu problème bi ñun ñëpp li des rek mooy jéem caa wut saafara. waaw mais loolu la xam nga justice dafa nekk justice sociale justice politique. justice économique. donc justice dafa centrale ci li ñuy def yëpp. tey aujourd'hui ku nar a porter plainte fan ngay dem ci liñ la yàqal du ci justice bi. ku nar a dem xool liñ la def li la metti politiquement da ngay dem ci justice bi. dëgg la ku nekk da ngay dem ci justice bi. tey le maillon faible de notre démocratie mooy tamit l'Assemblée nationale. parce que ñoom tamit dañu bu ñu taxawoon déglu peuple bi nee ne lii fii ngeen jëm nii baaxul ci réew mi. war nañu mànkoo ne président de la république wax fa dëgg yàlla nañu ko bàyyi ak maalaanu kiiraayam. jàmm am ci réew mi ñu xool leneen li ñuy def lu dul lii. ñoom li ñu jël seen temps génn wax défendre position bi président de la république ak justice bi jël. ak li ñu dindi. temps boobu bu ñu ko défendroon jël ko ci dossier yi nga xam ne tey mooy agriculture Prodac yi ak DAC yi ak orienté. pour xale yi ni ñu amee xëy. moo ëppoon njoroon li ci yàqu.
on assemblée nationale foofu lañ leen di xaaree. on parle de réorientation budgétaire waaye réorientation réflexion itam baax na ci maanaam ni nga ko waxee dem ci li gën a yitteel réew mi xam nga nit ngay def farata di xaar sunna xaar dafay baax daal léeg-léeg waaw mais di waxtaane yoo xamante ne tey ji toutes les questions politiques bu ñu ko nee suba assemblée rek nga gis arñi ak Pastef fu gën ciy boole mais bu dee yeneen question sociale notamment nga gis ñuy watatu loolu dañ leen ko yàgg a sikkee du nag ay personnalisation du débat parce que c'est des choses yoo xam ni bu ñu ko lijjantiwul waxtaane ko suñu biir léegi fa nañ mujj rek mooy toujours di faj ay gaañu di rob ay néew voilà di jaalente suñu biir ci loolu ku ne xam nga ni nag du li gën waaw mais du lu gën Assane. tey nous tous on déplore li ñu gën a métti mooy ñi dee. man depuis le début ba may ne moytu leen mooy ñi dee. benn politicien man jaral loolu tuma tey fii ay bakkan rot. kan moo perte gis nañ fi Mamadou Diop. xale yu Colobane bi bañ leen fi tëjee sonn nañu. ñu xeexal la ñu génne leen te pourtant ñu doon xeexal mooy politiciens yi. tey ñi perte seen i famille ak seen i doom ak ñi gaañu ñoo leen buñ leen masoo ñetti fan ba ñeenti fan ñu fàtte leen. Donc il faut de la responsabilité. Il faut de la responsabilité vis-à-vis. Surtout. suñu bu ñu yàlla mayee gëdd ñu jiite dara. man li may wax naa ko opposition bi tey ñu génnaa ci mbedd bi di ne dañuy exiger li exiger amul benn parce que si nit ñi dañoo sonn en réalité. gis nga liberté bi ñuy woote ak démocratie bi ñuy woote ak bëgg ak yelleef la ci gën ci dignité mooy dignité économique. dëgg la te loolu mooy l'appel du cœur des jeunes. très bien dëgg la démocratie baax na wax baax na mais boo waxee de sa biir amul lu ci ne. da ngay mujjee yuuxu. maa la ko wax. loolu amul njëriñ. Cheikh Oumar ñu ngi mais vraiment di la sant tamit ci sa taxawaay. jërëjëf di la sant ci débat bi mais di leen masawu yéene tamit parce que dañu war a bàyyee. kii bu féetee kii ci presse ñu ne moom dafa ànd ak man. kii bu féetee kii àndul ak man nañ ko gaañ. dëgg la loolu jeunes yi dañ ko war a génnee seen bopp. démocratie ku nekk am na droit. wax sa xalaat teg fi ngay teg sa tànk. ànd ak ñi nga war a ànd sans pour autant sàndante xeer ak gaañante am. dañ ko rafetal di santaat suñu kilifa diine yi nga xam ne. dox nañu ba jaamu ñoo ci dëkk bi yàlla na fi yàlla saxal jàmm. amiin yaa rabbi jërëjëf Cheikh Oumar Sy bu OSIDEA bokk ci mbootaay gi di jàmmi réew mi mu Ndiaye Cissé bokk ca googeeg mbootaay waaye jiite ONG 3D ñuy gërëm ñëpp di massawu ñëpp ndax xam nañ coono yi Ablaye Diop Ablaye ngi wóbbali rek. xam nga boobaak léegi nag moom ni ñu koy waxee waaw réew mi jar na ko naam mais defe naa effort yi ñuy def ngir di waxante lu bon Ablaye toute cette énergie utilisée pour di saagante di wërante lu bon suñu biir di bind di sànni xeer di joor bu ñu defoon yooyu effort ngir jàmm ak liggéey ngir tedd defe naa mooy li gën waaye message bi moom jàll na xaw ma lu jàllul bi yoon ay message bi jàll na li des kay mooy gunge jàmm jeeg apaisement bi ca ni ma ko waxee buñ ne gunge nag ku ne ak la ca war ak fa nga féete moytu songu jàmbur yi nga xamante ni seen alal investissement la ca mën nañ ko def seen i compte tëdd ak seen njaboot lekk ba suur waaye nga daal di investir ay borom kër di ca liggéey tey boobaak léegi waxuma RFM rek ndax RFM moom gaam metti na lool ci ñun yàq nañ fi yàq yu bari mais yeneen kër ya ña fa daal liggéeyee toog nga dugal leen ci chômage boo xamante ni de facto ak yamuy jur ci li nga xamante ne mooy yaawi seen sutura ca nit ñi sutura doomu aadama jullit bi rawatina mais ngoram ak suturaam la am balaa nuy def daal ñuy jiital xalaat ci mbir yi moo gën lépp Laxbib Ndiaye sëñ Ndiaye sociologue Ablaye moomay liyaar waaw sëñ Laxbib maa ngi ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar. waaye jërëjëf Ndiaye jërëjëf ci bokk gi nga bokk si ci waxtaan wi. penc mi la ñuy waxtaanee rek waxtaaneeti sax laay wax ndax boobaak léegi ñu nga ca yaa nga ca ñeneen ñaa ngi ci. waaw El Hadj ma ba ma la gërëmee waa RFM yëpp. ci liggéey bi ngeen di def. bërki keroog bu ma Babacar invité le matin. le cadre booba jour manifestation yi ñoo ngi commencé di artu nit ñi. ni kat ñun suñu dëkk bi. bu ñu fexe ba dugal ko ci guuta mooy maanaam def commune dëkk yi nga xam ni suñu commencé yàq rek dañuy yàq ba nga xam ni tabax dootuñu ko mën ndax nit ñi yàq rek dañuy def ndax ñun ni ñu am barewul ñun ay nit ñu ndóol la ñu am dëgg la état yu ndaw ay xale yu ndaw 70% moins de 35%. 70% de la population ont moins de 35 ans. ba pare li ci nekk mooy léegi def nañu li ñuy def ba pare tey jii El Hadj Assane ñu mel ne yéen a ngi woote ni waa léegi nañu jàngat léegi lan lañ ci gañ donc li ñu war a jàngat mooy benn war nañu seet ni réew mi am na problème bu rëy mooy économie bi ndax keroog
wax naa leen ci suba ñun fii nit ñi jaay fonde jaay ndambe génn dem lijjanti jënd jën fii jaay dem dellu si lu fekkee ni dañ fa def couvre-feu boo xam ni mi ngi commencé 21h soo dëkkee Caaroy waroon ni nga koy jaayee nga koy jaayee centre ville wala nga koy jaayee Mermoz yow donc 3h dana fekk nga jeex te 3h ñii di jënd ci yow wàccaguñu donc yow seetal yow mi nga xam ne loolu yëpp yaa ngi ko waroon am amoo ko ki waroon jënd jëndul te sa doole demul noonu amuñu ndimbal boo xam ne ñu ngi jóge ci fenn du ci état bi du ci privé yi du ci keneen du ci association beneen bi nga xam ne mooy ndaw yi soo leen tëjee ci kër yooyu ci condition yooyu Assane ku mel na man da nga daan am sa benn ñeent fukk jënd ci sa fonde bu fekkee maire bi war jaay fonde moom 7 heures dem na te yow nit ñeent fukk rek nga am doo tëdd fande dëgg la ca xiifu guddi baaxul boobu xiifu guddi baaxul nga yeewu 200 francs yooyu mënoo ci jënd ndékki dëgg la léegi nga boole ko ak ñàkk liggéey ak ñàkk xëy loolu day tax ba ndaw yi day yëkkati seen xol am nañ ci droit ku nekk yaa ngi xool ni su ma defee lii naa ko def ko tekki ñii di jël géej gi ñii di reyante soo leen xoolee seen bët yi da nga leen di yërëm dëgg la da nga xam ni ñii xol la ñuy wax dëgg la donc war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ci programme yi parce que yenn saa nit ñi duñu déglu am na temps yi nga xam ne bi ñu dee def programme éducation pour tous man bokkoon bu gouvernement bi doon def ci Abdoulaye bokkoon naa ci ñi nga xam ni ci réflexion bi nga xam ne moo jëm ci liggéey ak xëyu ndaw yi amoon nañ ko Elhadji Assane waxoon naa leen atelier menuisier yi ngay gis ak maçon yi ak mécanique yi ñooñu ñëpp gouvernement bi war na leen di jàppale ni leen apprenti yi ngeen di yor ku jël fukki apprenti dinaa la may bant wala dinaa la may fer nga jàngal leen suñu jàngee ba pare nga bindal leen certificat wane ni kat Moussa bii nga xam ni am na niveau 3e kat mën na am léegi certificat d'aptitude ci tôlerie ci mécanique ci maçon xale yi am lu ñu yor suñu paree nag nga boole leen au lieu ñu jël di leen ñuux ci ay comme booru aéroport yi ñu yóbbu leen fu mag ni leen booloo leen ngeen def man sama oto su fekkee dafa yàqu su ma bëggee ko réparer même su nekkee Tëngéej wala Ndar dama fay dem donc fii ñu nekk daañu leen fa fekk dëgg la dana maanaam certification compétence yooyu war nañ ko def mu nekk programme ci bu gouvernement bi warul nekk rek jox leen xaalis ñu jël ko parce que suñu joxee ñëpp 100 000 ñëpp dem jëndandoo même chose di jaayandoo kuy jënd dëgg la réglé wuñu problème bi donc problème formation bi fokk ñu réglé problème encadrement bi fokk ñu ak benn problème boo xam ne c'est un problème psychologique man psychologue la Assane nga am fanweeri at ak juróom amoo jabar amoo doom amoo kër amoo oto amoo yaakaar su yeewu xool sa yaay xool sa papa xool sa mag xool sa rak ak ban discours yow lañ la war a wax jox la yaakaar ba nga xam ni da nga naan kat xaar naa ba lii waaye naa muñaat tuuti xam naa ni li ci fileeg weer wala ñaari weer wala at kat mbir yi dana changé mais soo gisul benn changement boo xam ne dana am ci côté boobu yow sa bopp sa xol du neex donc da ngay naan lu la tekki jaral da nga koy def parce que xale yi seen discours lu wax man naa tekki teral sama yaay naa tekki teral sama papa mais loolu dafa c'est moo tax combat bi dëgg mooy aller tout de suite vers dekkil yaakaar boobu waaw xam nga yow buñ nekkee ci contexte bu ni mel nga dégg kuy wax waxi 2024 da nga naan waa kii fan la ne moom mais non kooku un politicien buy xëccoog moromam ci géew bi ay waxi 2024 nga ne waaw yow comme li urgence baa ngi nii yii ngay wax nii loolu mooy urgence bi mooy maanaam nañu fexe ba yëkkati loolu ci réew mi te loolu mën na ne dëgg la ñoo ngi fekk ay tool yoo xam ne kenn def ko dara ñun lekk bi lu dañ koy jéegaane nañu bay soble bi bu fi benn soble dugaat nañu bay pombiteer bi bu fi benn pombiteer dugaat et cetera ci petite et moyenne entreprise nañu grand projet yi nga xam ne moom lañu jëm nañu tàllal raay bi jëlee ko Dakar yóbbu Ziguinchor jëlee ko Dakar yóbbu Bakel Màkka mu nga xam ni loolu di nga jël 20-30 000 jeunes yoo xam ni ñu ngi ciy xëy
mais nag loolu laaj na benn dynamique boo xamante ni dafa wees sunu jëmm yi xam nga aussi am réew dafa am loo xamante ni bu fa yeggee daan juboo ci lenn li nit ñëpp danañ wane genn pasteefu ak cofeel ci seen réew et cetera mais vraiment je suis désolé de le constater ainsi réew mi pàcc gi dafa bari quoi tu as l'impression que ñun ñëpp duna ay sénégalais ku ne day xëcc jëme ci borom ba division yooyu moo baaxul daal fractionné ko ba nga xamante ni day yàq réew gis nga keroog laa wax El Hadj Babacar nekk billaay wallaay heure bu ñu duggee ci dynamique coup d'état ñii ñu wër gis nga leen bañ ko commencé ba léegi ñaata at mënuñoo fexe ba toog sax benn at rek toog ñoom ñëpp xoolante ndax du boole ceeg saay-saay ci rax ñi bëgg ñi la yéenewul jàmm bi ci rax ñi neen beneen côté bi mooy apaisement politique bi li nga ko waxee nii ak yooyu nañu fexe ba ñoŋal ñiy atte ñuy teg lépp ci yoon ñu protéger leen ñu xam ne aussi dëkk bee leen fi teg te li ñuy atte ñoo ngi koy atte au nom du peuple mais ñu protéger leen aussi nit ñi bañ a leen jël nag ku nekk di ŋawti nii nag def na nii parce que kat ku ci am problème léegi ci ñoom ngay wutee dëgg la aussi te dañu am ay njaboot comme ñun te dañu am ay njaboot force de défense et de sécurité moom dama koy teg à part démb wax ji yëpp rafet na ci loolu mais ñëpp àndandoo wax ni bokkul ci loo xam ne war nañ ci wax wala beneen côté bi mooy réforme yi nga xam ne moom la gouvernement bi war a jël gouvernement bi daf ko war a jël parce que am na moyen loolu ñun suñu budget soo seetee lii mu nekk ci ay 3000 milliards soo seetee lii El Hadj Assane entre les lignes genn wàll bi yëpp yàqu voyage jëndu oto loué kër goo xam ne dañ fay def benn service wala benn direction boo xam ne amul njëriñ nañ leen jël boole yooyu yëpp njiitu réew mi xam nga lu mu soxla ku ko wax ni que soo defee lii mooy résultat soxlawul mu wax la nga sol benn costume ku mel na man taxaw di pour ñu wane la ci télé ba nga ni yaa ngi moom déedéet soo fa waree xëy chaque jour war nga woon ban résultat nga war a am loolu am na solo maintenant aussi problème politique yi kenn du ko bàyyi nañu wax kañ la élection yi di am nañ la wax kañ la bindu yee am ñëpp seen xel dal ñëpp yemandoo daal xam ni lii moo mën a nekk ba pare nag Sénégal aussi ñu bàyyi ay dialogue politique yu dul jeex ku ñëw fokk nga xool noo fexe sa dialogue politique dialogue boo xam ni yow da ngay seet li la arrangé nga def ko li la arrangé wul nga def ko sa morom bi li ko arrangé wul su ñëwee da koy defaat dëgg la dañuy seet loo xam ni lii waruñu ko mooy fondamental pour économie très bien jërëjëf waaw lenn rek laa ci lax bi waaw allez-y daaneelal foofu une minute rek ma daaneel foofu xale yi nekk ci mbedd mi xale du taalibe yi wax dëgg yàlla war nañu aussi woote benn réflexion seet ba xam Assane ñan nañuy fexe ba xale yooyu ñu génne leen ci mbedd mi delloo la seen rajo maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp jërëjëf Ndiaye sant ci liggéey bi ngeen di def jërëjëf di sant yëpp di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm dellu amiin yaa rabbi jërëjëf Habib Ndiaye psychologue la sociologue ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci jàngat gi am na solo lool Ablaye dafa mel ni xanaa xalaas moom gaañe dañoo am gànt tey kon ñu taalal édition spéciale bi rek ndax waxtaan yi moom du doy kenn bañ a tay bu dee ngir jàmm rek la kooku moom bi laay xam naa li tax ma koy wax réew moo xam ni da ngay jóg di daaba rek waaw balaa ngaa dajale ñeent fukki dërëm daj lu ne mënuñu rabitaayu comme ay tubaab ni ko Chérif Diop waxee démb gilet vert ba ñu tojee rajaxe changé fu ne boo fa xëyee rombaat da ngay gis lépp ñoŋaat parce que ñoom yàlla may na leen denc geeg réserve yu ni mel ñun nag comme yëf yi daa xaw a cate nañ ko ñoŋal nañ ko sakkanal monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax Ndiaye. El Hadj Assane maa ngi lay nuyu di la sant. jërëjëf. du ma yàgg ci ligne bi nag loolu laa fas yéene. ndax cant geeg ngërëm geeg yëpp dégg naa li ci nit ñi def lépp ànd naa ci. alhamdulilah. xëy na bu amee ñu may sant rek mooy ñoo nga xam ne ñuy wax les hommes de l'ombre. ñii ngi doon dox ñii di wax ñi yoru kurus ñii di def lu ñu mën. dëgg la. pour dal dellu si ci réew mi. te yàlla seede na ni ñooñu de xam naa ci ñu bari ñoo nga xam bëggu ñëpp ku leen tudd ci rajo. waaye maa ngi leen di nuyu xam nañ seen bopp. dëgg la. li président wax démb. am na solo lool. dafa dolli ca la mu ko fekkoon. waaye dafa am lu ko jiitu. loo nga xam buñ ko réglé wul Alaaji Assane. buñ doon wàcc ay centaine de milliards du jariñ dara. loolu mooy confiance bi war a am ci diggante ndaw ñi ak autorité yi.
te dama lay jox benn exemple bu leer. DER ku nekk xam na ni investi na ay milliards pour jàppale ndaw ñi financer leen. mais ndaw ñi nekkoon ci bedd mi nii démb pour jël exemple boobu. koo ci ne demal DER mu ne su ma demee duñ ma financer ndax seeni nit lañ koy jox. manque de confiance boobu il faudrait que ñu rek naam des préfets. léegi na waa DER dem ci ñoom xam nga jamono ji nag monsieur le ministre nga baalati ma ci dog bi gis nga ak internet géeg ni àddina bi gaawee c'est-à-dire defin yëwoon dafay soppi d'autant plus que bu élection jotee yéenay dem ci askan wi bu nit ñi xamul fa ngeen ne DER rek lu mën a doon nag ak beneen mbootaay gumu gis nga cette offensive entre guillemets ci waxin vers les populations cette politique de proximité mais loolu nag wax dëgg yàlla ci jamono la gën a jotee. mais hélas. wut ay représentation ay kuréel yoo xamante dans les gox-goxaat ñun xam ngeen di ngeen koy defee nag bu ngeen di meeting. mani damay poser problème bi. bëgg ñu ensemble ñu seet solution. dëgg la. am naa ci sama xalaatu bopp. ku mel ni Moundiaye Cissé moom nga doon waxal du ñu tàggoo di waxtaan man ak moom. léegi rek ñu ngi jokkoo pour waxtaan ci lu mel ni tey la jëkk. dëgg la donc am naa ci sama xalaatu bopp mais aw ma monopole solution bi. constat bi li nga xam ne moom laa nemmeeku. gis nga am na suñu benn oustaz bu ñuy wax Cheikh Gueye bu dëkk Parcelles Assainies di conférencier bu mag. dafa mës a joxe benn exemple. mu ne tey boo doon dem mairie di fa wuti këyitu juddu xam nga lu yomb la. mais bala ngay dem da nga naan waa ndax xamoo fa ko ma mën a booleel. loolu mooy tey suñu mentalité. kon dama ne rupture de confiance bi am. entre la jeunesse ak ñi nga xam ne du ñu sax ay politiciens. préfet sous-préfet gouverneur. inspecteur de ceci ou de cela directeur de ceci ou de cela waru fi nekk pour un parti politique. daf fi nekk pour l'ensemble des Sénégalais. mais le jeune bi nga xam ne nekkul ci parti. jàpp na ne fee muy wuti dara bu àndul ak un responsable politique du ko am. est-ce qu'il a souvent tort est-ce que du parfois aussi c'est le cas. oui peut-être bien. ak bralon yeeg yooyu mais encore une fois hélas man sama problème mooy. identifier naa man. li nga xam ne mooy jafe-jafe entre la jeunesse et le pouvoir public. Maintenant je lance le débat pour que ñu xool ban solution lañ ci war a apporter. dëgg la parce que tey jàpp naa ne ki nekk ministre de la jeunesse. war na mën a créer ay croix de transmission. ba manque de confiance boobu am entre les jeunes par exemple et la DER ou bien yeneen structures yu mel noonu. mu deñ ba jeune bu nekk booy dem nga xam ni tu pars à chance égale avec un autre jeune du Sénégal. le problème là boobu laay soulever man. naka la ñuy def pour rétablir la confiance. pour que jeune bi xam ne projet bii muy élaboré. di ko yóbbu pour ñu financer ko. son seul mérite mooy tax ñu jox ko ko. pour que mu bañ a yaakaar ni même su indee man am na benn jeune bu ñëw wax ci benn projet. ma ne ko déposer ko tel ministère. mënuma su ma ko déposer dañ ko détourné jox ko seeni jeunes. tu te rends compte. loolu mënuma ni am na mënuma ni amul mais c'est une perception. kon encore une fois naka la ñu mën a def pour que jeunes yi amaat confiance ci le pouvoir public. xam ni politicien la ma nga ca parti bi mais état la. man je pense que problématique boobu tant que réglé wuñu ko. bu ñu doon def ay centaines de milliards pour régler problème. am na solo li tax loolu nga wax am solo mooy man dama bon mun naa juuma mais diggante kàddu yi njiitu réew mi yëkkati démb ak temps d'exécution bi warta yeex xam nga. dafa war a gaaw olof yi sax dañ koy faral di wax yàpp xaj bu seddee soof. absolument voilà c'est-à-dire que bu yeexee day gën a yaatalaat ñàkkum confiance boobu ngay wax. El Hadj damay terminer ci dara. gis nga organisation de droits de l'homme yi ak de société civile. dëgg la ils sont pas blancs comme neige ay doomu aadama lañ comme ñun. mais am nañu atu boo nga xam ñun ñi politique amuñu ko. gis nga bi président Macky Sall lancé le PSE xam nga dafa jël plus pour dénk leen yet benn liggéey la à l'époque. oui. te créé woon nañu ko. le PUDC. au finish le PUDC pardon le PUDC. mais au finish gis nañu ne am na résultat. kon réflexion bi may wax nii. nañu ci dugal organisation de société civile yi. nañ ci dugal les ONG. bu ñu ragal naan ñi bu ñu dugalee dañu détourner jeunesse non ça loolu c'est un faux problème. nañ leen dugal ci réflexion bi te man leer na ma ni li ñu leen dugal jiital leen ci yenn questions yi. li ñu ci mën a régler ñun les politiciens nañu wax ne dëgg mënuñu ko régler. am na solo confiance bi jeunesse bi am ci ONG yi. amuñu ko ci ñun c'est ça la vérité. et puis il faut diversification bi ndax olof sax danaan la fourneau bu tawee booy dañ koy uppee nu ne googu mooy tekki cette diversification dans la recherche de solutions.
absolument voilà absolument mais réflexion il faut ñu def ko tey ban organisation mooy représenter jeunesse bi amul tu as le conseil national de la jeunesse je veux bien mais yenn jeunes ñoo ci reconnaître à travers le conseil de la jeunesse donc il faut trouver d'autres mécanismes am na solo tey boo jëlee ay ordre de rappeurs et de je ne sais quoi même su dee ne xëy na mën nga bañ a d'accord ak ñoom mais nangul ni bu ñu waxee jeunesse bi ñu dégg leen nga déglu ñëpp rek donc nga dugal leen ci biir boole leen ci ñu fekkee décision bi moom kenn lay doon waaye yow nga déglu ñëpp rek voilà il faut nga dugal ci ñëpp loolu bu ñu ko defee rek am jàmm incha allah Ndiaye jërëjëf monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye déedéet am na solo wax dëgg yàlla lépp luy indi jàmm moom am na solo ndax li ñu fi dund ñetti fan yi sénégalais yi je veux dire de façon générale ak i xat-xat kon lépp loo ko jëndee rek jàmm maa ko gën ba tey ñu kon ne waxtaane réew mi rek ak El Hadj Samba Diaw bu Masalikul Jinaan Major Diaw ñu ngi ziar bu baax. waaw Alassane ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf Diaw bisimilah. ñu ngi leen di balu ak bu baax di leen baal ak. baal nañ li nga baal ñu. di yëkkati kaddu rek kaddu comme maanaam jàmm moom. ku nekk war nga ko bëgg. ndax jàmm kenn amul njëgam. dëgg la. li fi xew nag dama ci bëggoon a def tuuti si waxtaan rek parce que xam naa ne ku nekk waxee na fa mu bëgg a waxee mais force de défense yi et de sécurité gis naa ne président sant na leen bu baax gis naa tamit ne Sonko bi mu génnee sant na leen ba def référence ci GIGN ndax traitement bi ba nee na doom ji sax Mohamed bi mu ñëwee dafa na ko yow GIGN lay nekk donc professionnalisme boobu dañ leen ciy félicité di leen gën a ñaax ñu gën a góorgóorlu rek xam ne ñoom peuple bi lañ fi nekk. waaw te loolu lañ jàng loolu nattu la. dëgg la. nattu mooy tey jii nga taxaw ay xale ñëw di la sànni xeex di la tufli di la saaga di la def lépp te ca kër ga nga jóge nga jóge ñëw kon xam nga loolu mu nattu la. waaye ma bëggoon cee def ab jàngaat bu ndaw rek ndax damay interpeller les partis de tous bords les droits de l'homme parce que xam nañ ne dafa am loi ak décret yoo xam ne dafa génn nekkat enceinte militaire kenn waru caa dugg kenn waru koo nangu c'est-à-dire kenn waru te ñëw fekk ca biir nga nangu la ca nekk kenn waru te tamit fekk ay ko du yore armam ngay fexe ba jël arme bi ay sûr dañ ko sérieux ñoom ñëpp xam na loi bi li ci nekk dama bëgg loolu ñu koy en temps de paix ñu koy génnee dëgg la di ko jàngal nit ñi càmbaral nit ñi waaw am na solo di ko jàngal ñu xam danger yi ci leen mën a fekk ak yooyu xam danger yi parce que biir commissariat yi comme tey démb commissariat parcelle gën bëggoon a nangu buñ fa duggoon explosif yaa nga fa lépp nga fa ndax dafa am ci ci maintien de l'ordre ay étapes yoo xam ne moom la ñu kii première étape deuxième étape yooyu yëpp dafa am foo xam ne dafa lay war maanaam nga bañ a fexe ba nit ki sësu ci miir bi foo xamante ni la fay sës mooy yow sa bakkan nga ci ñàkk yow l'usage des armes ça il faut que mu leer waaw des armes dafa am foo xam ne fa nga ko war a def buñ waree nangu say installation sa commissariat dañ la ne buñ ko nangu ci say loxo tant que reyante woo ba mu sës waaw dëgg la ak comme mën a doon donc yàlla bu ñu egg foofu yëpp loolu nañ ko jàngal dëgg la nan ko jàngal xale yi droit de l'homme yi nañ génn Alioune Tine gis naa ko ni mu investir woo ci quelque temps di waxtaan ak nit ñi di waxtaan ak parti bi au pouvoir di waxtaan kii moom tamit na génn wax dëgg dimbali force de l'ordre yi dimbali kii yi pouvoir bi tamit dañ génn waxtaan ak askan bi ci bi ñu amee temps de paix laa wax way gisama waaw jërëjëf Diaw wax nga dëgg ci bi dal amee di la gërëm bu baax di féliciter les forces de défense et de sécurité di wax na seen vraiment seen devoir rek lañ def waaye nag leen ci féliciter bu baax a baax ñu am retenu rek gën a xam ne xale yi tamit suñuy doom lañu ñu jëm leen a contenir rek bañ ci am benn lu ñuy calculer ci macha allah wax am na solo surtout baat boobu nga mujjee contenir rek fexe waaw nguufaan leen rek xam nga nit dina ñëw léeg-léeg nga mën koo yanu ba ca kaw dóor loos wa damm waaye da nga naan naa ko nguufaan rek teg fële nga xam ni di nga ko sàmm di nga sàmm loolu lépp ay technique la ay stratégie la waaye lépp rek fitnaay li ko waral yàlla musal ñu ci fitna ñu koy gërëm El Hadji Samba Diaw gërëm bu baax Ndongo Ka di ziar bu baax adjudant Mohamed Ka di ko massawu moom mooy gendarme GIGN bi ngeen xamante ni mbokk yi dafa am gaañu ci fitna gi ni ko waxee
ba ñàkk ci loxoom mais selon certaines informations daf ci am yenn sekkee nag njaween yi dugg ci internet gi di wax ne moom la ñuy dajaleel ndimbal xam nga Sénégal occasion bu am rek ñu profité ca waaw naan au nom de nangam sàngam ak en tout cas xibaar la bu ñu weddi bu ndey mbili gi weddi bi ñu gëstoo jokkoo ak moom xam le na ni prise en charge am gendarmerie nationale assuré na ko kon képp koo xamante ni yow daal da nga tayal bëggoo liggéey waaye bëgg am di nekkam njublang bu wér bëgg wuti xaalis booy boo nga ubbi beneen bunt bu dul dara sax nga massawu GIGN bi voilà encore une fois du yomb jikko yi doy na waar 88 628 14 14 Ablaye ba tey ci RFM rek ñu wéy pencoo réew mi di leen fàttali ni seen émission xalaas dina dikkaat ak yéen ay membre am ñoo ne ci xat-xat ndax Mouhamed Ndiaye yaram bi sutante defe naa bët bi mu muuru Mouhamed xaw ma xale yi dañ ko dóor ci manifestation yi xaw waaye daal bët ba mu ngi mel ni boxeur Ndoye Bane moom dafa ñemewul ay xeer moyey nag parce que Ndoye warta mun a daw Abba nee na man sama liggéey dafa laaj jàmm ndax animateur bi wër di ak waxal lu baax ay giiram àndul ak ay xeer ñu leen di ziar l'équipe de Xalaas qui vous reviendra très bientôt sur les ondes de la radio RFM. ñu fàttali mbokk yi ne mbas mi ngi fi ba tey waaw xam nga loo gis da nga koo tal waaw moo tax man leen fitna baaxul bu ñëwee lépp lay dandal lépp loo xamante ni ña nga ca woon ci wàllu gis nga jéego yi am solo yi ñu ci def naam mbas mi sonal na àddina sonal Sénégal waaye jéego yi bari woon lool macha allah kër docteur ak njàmbaar gi lool macha allah gouvernement bi ak njëndum garab gi vaccin yi rawatina macha allah junni ba ñu tàmbali ñàkk gi. waaye ñu ñëw rek lépp fëlaxoo ci diirëb ñaar ba ñetti fan yàlla na fi gëj lool bu fekkee mënatul ñàkk di tout kon di leen fàttali la leen ci war ci moytu ñeel mbas mi ak fagaru moo gën faju les gestes barrières di raxasu ba set di tàmm masque yi vraiment diisul te it baax na ci protection ginnaaw yàlla waaye it ni ngeen ko xamee moytu dajaloo yi 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf bisimilah sëñ bi. Alaaji Assane ñu ngi lay ziar Omar Faye la Omar Faye bu Maawo. waaw kay Faye ñu ngi ziar bu baax. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf Faye bisimilah. vraiment di métti lu li am fan yi passé. en tant que jeune bépp bu jeune bu nekk Sénégal war nga ko métti lu. mais yàlla na ko yàlla saa borom jeex na comme jeex na yàlla na ko jóg. ndax lii métti na trop. ñu ngi masawu ñi génn àddina ak yàlla saa borom yërëm leen. amiin Faye. di wax ne Sénégal moom nii rek la lépp loo xamante lu am na rek nañu ko jéem a waxtaan ci dal. dëgg la. lu tension bi yéeg lu mu monte rek ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal. loolu maam Abdou Aziz doon wax naan boo yoree su am nekk si gaal gi na ngay ñaan yàlla gaal gi mucc. ndax bés bu gaal gi mucc rek du mucc waaye bés bu gaal gi mucc sëpp am mënta mucc. dëgg la de. kon Sénégal ñun jàmm la ñu xam ndax suñu maam yi jàmm la ñu bàyyee jàmm jooju nag vraiment waruñoo dem mukk di jàkkaarloo suñu maam yi dugg. vraiment dëgg la. jërëjëf liggéey nañu ko fi. dëgg la Omar merci beaucoup ñu ngi lay gërëm Omar ñu ngi lay gërëm ñu jéggalu bu baax xajal ñeneen ñi rapidement rek asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah sëñ bi. Alaaji Assane di la gërëm di la nuyu. jërëjëf. di la sant tamit sa liggéey fii ci Sénégal. alhamdulilah. rafet na trop. jërëjëf. vraiment kàddu rafet na. alhamdulilah. man nag doomu Médina la. dëkk fi si Médina. xam nga Sénégal. li bëri lay fàtte. li ñuy fàtte maanaam mooy ji nga ndaw yi. il faut ñu leen jàngal métier. dëgg la. muy fii ma dëkk tamit si Médina. mais xoolal Médina mais am na maire. am lépp. mais amul benn centre de formation boo xam ne xale yi bu ñu si jëriñu. amu fi. match play mu si am
ak village artisanal Soumbédioune moo fa am. mais xale yaa ngi taxawal ci mbedd mi. dëgg la mbedd maa ngi solo man tey xale ci mbedd lañuy moo seen atelier. di fa liggéey ay tapissier. mais loolu mun naa ñàkk. dëgg la ñoom ñoo war a mun a liggéey def ay centre de formation teg fi Médina. mais Médina amul lenn loo xam ne xale ñoo ko jëriñoo fii Médina man gisuma ko. te amul mais ki si nekk yaa ngi lu wax mais wax si jaru ko. nañu jàppale ndaw yi parce que ndaw yi tey ñoo ñooy doon ñu mag ëllëg. te fi amul métier li ñu dem fenn te war nañ mun a jàppale. xam nga parce que tey dañuy xool tey Médina dans les rues chaque jour nga gis ay xale yi paayante café wala cigarette. parce que seen parents am seen loxo jox seen ginnaaw. ñi leen war a jàppale ñu ndaw yi. dëgg la mais ba kañ. ëllëgee mbedd mi dañuy taxaw si mbedd mi. dëgg la il faut ñu jàppale def leneen. te loolu mun naa ñàkk. mais il faut ñu organiser leen également de ma ne il faut ñu organiser leen tamit xam nga yëf yi il faut mu am ay mbootaay à l'endroit des jeunes ak seen intérêt également ni nga ko waxee lu wér la. ma ne il faut ñu leen di jàppale way ji nga tey Sénégal. li si ëpp mbootaay yu bëri si intérêt bopp la ñuy dox. loolu baaxul. fonds yi fu mu war a ñëw li fa egg. il faut ñu bàyyi xel si loolu. dëgg la. fonds li lay war a jox seen poste lañ koy def li fa egg. li subaa ñu war a ne la kaay leen tàcc fii ak jàppal bàyyi ñu nga. am na yoo xam ne war nga ko xoolaat. très bien am na solo man jeune laa man. oui. dëkk Médina juddoo Médina. doon installation mag fii si Médina de. mais sama xam-xam. mais nañu jàppale jeunes yi man loolu laa gëm. am na solo li nga wax jërëjëf. c'est très important surtout métier gi ni mu ko waxee dimbali jeunes yi ñu am métier mën a tedd mën a teral seen i waajur xam nga xale boo ci tollee dafa am ay rêve yooyu am ay gént waaw dama bëgg a liggéey am soxna dama bëgg a taxawal njaboot yóbbu sama yaay màkk fajal ko yi ma daan gis démb nga xam ne da daan jaayi takkaayam ngir man lu may sol waajur yi kenn mun leen fay kon gune itam dañuy bëgg a tekki ngir fay bor ba asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. alaaji maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw kooku du alaaji Njaga Sekk. man moom sama kaas. premièrement mooy yow moomu. Njaga daal. gën nga noo laalal. dégg naa Auchan ceeb yi newoon ci Auchan ceebu mbay mi surtout sekkee dee ko yóbbu. loolu rek ma métti ba ma gisee waa ji yanu saak ba ma ne ay waay cee maa jóg waaye. maa ngi lay nuyu baax alaaji. waaye alaaji maa ngi lay siyaar di la ñaanal yàlla. amiin ñu bokk lépp. di sant itam ndax xam naa sonn nga lool vraiment fan yi moom. waaye réew mi danoo boole xam nga bu njëkkaan sax da nga naan sonn waaye après nga dem dallu ji am dal léegi nga boo boolee sonn ak dal ak njàqare ak tiitaange. day na waar waaye xam nga lu ci mën a doon rek nan ko sant temps borom. dëgg la gis nga Sénégal li nu yàlla defaloon ba léegi loola yàllaa ngi càng. dëgg la. bu mbir xewee rek nun adduna bi nun noo ci am solution. waaw nun dañoo am solution yoo xam ne buñ koy laal rek muy réussir. dëgg la. boo xoolee ni mu demee. boobu nag dama bëgg bu ñu am tee solution ñu réserver loolu maanaam ñu conserver ko. oui. man ko téye parce que buñ toppee politiciens yi ñuy dem. bu ñu leen réglé leen ñu pare ñu wurul rek. loolu day indi jafe-jafe. dëgg la. xam nga nii nga xam ne noonu la sëriñ si def xam nga sëriñ si gars yi sànni nañ leen si ab sëriñ daa war a toog ab sëriñ daa war a te bu demee ba diiŋoot rek te ñoom la ñuy dem ñoom ñoo koy làqarti ñoo koy lijjanti benn minute buñ ko waxee affaire bi daal di réglé dëgg la macha allah loolu dañ koy conserver xam nga biñ fi amee woon ci ay jamono ñu tuddeen ko conseil islamique waaw mag ñi dañoo jógoon jamono yi Seydou Nourou Tall Cheikh Ibrahima Niass Baye Serigne Fallou Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Seydina Insa Rouhou Laye ak mag ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon dañoo daal di booloo woon xam ni ñoom kat réew mi ginnaaw bu diŋotee ñu woo leen nañ teel a daal di formé wu àndandoo doon benn dëgg la am na solo xam nga bërki Dembo Ndiaye nii nga xam ne noonu la ñu toogee di waxtaan xaaji ma sëñ Mansour bu Alaaji Abdu ñëw toog mais Alaaji Asan xam nga maa ngi la koy wax dama ne la léeg-léeg ñuy bañ a sol étiquette mag mooma te wane ni mag ñi kii la jur da cee am solo maanaam xam nga ak sëñ Mansour daa ñëw ma ngi référé wu ci mag ñi mais indi na boppam moom wane ni Alaaji Abdu mi ñu doon wax kat jur na ku mel nii bu dee ci xam naa wàllu baatin waaye bu dee ci kàllaama ci wax ci indi ci informé wu ci adduna bi gis nga ko Mansour ni mu def dëgg la dafa indi lépp teg ko kon loolu benn point la ci li nga xam ne
li ñuy waxal jeunes yeeg yooyu yëpp mën nañ cee jaar régler ko. ñu conserver ko téye ko. dëgg la financement yaak nañ koy doxalee. parce que nit ku jub. moo mat a jox sa alal. ni ko dëgg la surtout cellal gi ci war cellal gi ndax li ko ñëpp waxee mooy dañ naan yëf yi dadul yegg ba fa war. xam nga kilifa gi mun na def tous les efforts du monde débloqué. mais bu dul du yegg waaye nag li may wax rek nit daal boo yóbbantee mbir nga saytul ko sa bopp ba yegg ba xam yegg na. mbaa nga wut ñu la ko saytul sa jub rek. léeg-léeg de façon banalisée nga génn dem di xoolal sa bopp. waaw nit ku jub. nit ku jub boo ko saytuloo sa yëf mën naa ñoŋ. xam nga Alaaji Asan boo xoolee kilifay diine yi. ñi ci am ay entreprise ñi ci doon ay opérateur économique kenn xamul nu mu toll ci Sénégal. xoolal sëñ seexum sëñ Saaliw yi ñuy wax jumaayam yi muy tabax. mais boo demee Richard Toll. man xam naa fa 15 kilomètres am yoo xam ne lépp banaana la ko bay. dëgg la. di ci récolté par 6 mois. liggéey rek dëgg la. kenn xamul woon famille fan lay jëlee xaalisam. nekkati opérateur économique la. xoolal doomu sëñ Mansour bi neloo bari ci démb. maanaam ki gën a rëy lu mu créé ay entreprise ci Sénégal. et mën nañ leen jariñoo comme des modèles. wala di wuti ay wuti ca àll ba ay dem ay kilomètres di wuti modèle feneen ca nga am ko fii à côté. waaw da nga koy conserver. fekk dañoo jàng ku xool sëñ Mansour Alaaji Asan ni mu doon waxtaane di dugal baati français yi di dugal nangam. macha allah discours de très haute facture waay waaw. yeewuñu da ngay xam ni kii xam na li muy wax. dëgg la xaaj. waaw ma ngi jënd ay points yu am solo léegi daal Alaaji Asan man li may wax ci réew mi mooy nañu góorgóorlu. léeg-léeg nag yàlla xaw a wiccal nga defee ni réew mi yàqu déedéet daa bëgg ngeen ñu defaruwaat. wala Alaaji Asan comme li ngay wax xam nga yaa ngi wax booba ba léegi sonn ci nangam mais yàlla dafa bëgg ñu defaruwaat bi ci def mooy. Alaaji mbas mii wax naa ni nañ ci góorgóorlu. parce que yaa ngi ci doon sonn di ci wax di ci nangam di ci indi ay kile président na defaraat. yi taxawoon te yàqal ko. lii na ci jànge ñu dindi loolu andi luy defar. dëgg la parce que juróom-ñeenti at ma ngi fi bu dee assemblée nationale kaddu yañ fay jibal yooyu yu ci bari léegi ñoom war nañ ko sax taxaw di ko rusa wax. ñu liggéeyal réew mi te xam ne yàlla rek moo nu jig bu yàqoo dañuy daal di taxaw daal di woowaat kilifa yi ñuy ñëw leen defaraat ko mais buñ defaraatee ba noppi ñu daal di yàqaat fan la ñu jëlaat. man daal Alaaji dana waar nanu wax rek. waaw ci sant yàlla nag. bañ a tàyyi rek waaw. waaw masawu waa Futurs Médias yëpp. wax naa ni mbir moom boo ca bokkee faw lay laal da lay laal. waaw yàlla ko wax moo tere woon fitna de. waaw moo noon fitna moom dinañ laal ba laal ku ca bokkul. waaw loolu nag moom kon noo ngi ci ñaanal yàlla réew mépp di wax daal li am solo mooy ndaw ñii fi nekk Alaaji Asan lii wax ji mooy ndaw ñi nañu leen fekki loolu nga wax waa ji léegi ne ko nun bu ñu fekki deer ak deer jóg def ay gouverneurs yi luñ fiy jariñ mais dëgg la maire yi luñ fiy jariñ préfet yi luñ fiy jariñ pour xeex bi mais dañ leen a installé pour ñu saytu ndaw ña ca dëkk ba ak maire yi ñu xool lan la ñu xoola ngaay suñu dëkk ba le ngaay mexe gale li coow yi bari nun waa ngaay ba nu juddoo ba léegi fexe nan ba créé loo xam ne ku nu ci jàppale woon réew aw daal dootu jóge fenn waaye ma ngi noonu foofu mu ne luñ ko dugal fañ koy dugalee nañ koy jaarale ak ña koy jël def ko ci seeni niti bopp te ay niti bopp moo war a jóge ci Sénégal maanaam daal génn bureau yi rek xam nga gis nga ku bañ la bett daal da ngay dem fekki ko liñ daan ay xam nga même takk der day wut benn brigade mobile waaw doo bàyyi ba mu fekk si la moo daan am de mu ngoog kon jeex na xaaj Njaga ñu ngi lay santati Seck dégg naa waa léegi kañ la ñu ñëw maag Mor yow ak Mor xam nga da ngeen maa xaw a sonal yéen da ngeen yor seen ay alt xam nga alti juuti yoo xam ni waaye man comme macha allah damay bëgg barke dam mooy may dagg ticket rek waaw léegi ndax xam naa ni yéen a ngi ci kurus yi waaw léegi boo paree foofu sa dire boo demee am na noo daan def waaw yow Seck sama nijaay nga yow bu la wax dara ni ko xale yi waxee yow noppil rek ba ñu gisee xaaj Njaga Seck ñu koy gërëm bu baax di ko sant ni mu ko waxee jàmm de ci réew mi lépp ci la xaj waaw cheikh bi maa ngi lay ziar bu baax yal na yàlla na mu ziar allah jaafam bismillah ñun de ñu ngi doog a woote si rajo mais ñun dañ lay sant di la gërëm alhamdulilah walla dañ lay sant di la gërëm jërëjëf ma bëggoon naa ñëw ba gisee ak yow incha allah li may wax ni sama xol laa ko jële Alaaji Asan bi nga commencé wax ba léegi wax nga ne dañoo nekk ci mbas nañu bañ a orienté ci yeneen débat
nañu jël lii dama li ma ñaan président de la république yow nañ la boole Youssou Ndour président jël la recruter la ndax xam naa ne ni ngay waxee dëgg nii da nga am ñu la yar jërëjëf kilifa nga am moo tax ñu yar la te man xam naa ne par parloo ñu jël la jëf la médiateur nga déglu ñëpp ndeysaan ndax xam naa li ñu fay jëlee doo ci wàññi doo ci yokk ndeysaan jërëjëf waay nga wax sa aqulay taala kontaan naa jërëjëf vraiment man de wax dëgg yàlla sama xol dafa tooy ndax bëggoon naa laa jëf ça fait une semaine damay dugg ci rajo mais damay dem ba bëgg a positionné waaw nga jeexal débat xoola boo gardé ligne bi Ablaye dina la jox sama numéro ginnaaw bi ma la santé bu baax vraiment wallahi billahi man formateur la mais xale yi ñoo nangatul jàng ak métier dëgg la xaalis dañuy xool dañuy bëgg xaalis ci ñëw di ko former xaalis bu gaaw dëgg la bu gaaw foo ci ñëw di ko former bu mënee dagg wala mu sàmbale rek bu subaa dana wut client bu ko woo mu dem clienté ko loolu du métier déedéet du sax yi da ngay wut waaw métier mooy sax métier mooy sax dëgg la jërëjëf wax dëgg yàlla sa numéro soxla naaw waaw bul coupé dégg nga Ablaye ma sawu leen trop si waaw li leen dal dëgg la jërëjëf métti na Sénégal mérité wul lii mérité wul lii de dëgg la Sénégal li ma doon wax rek dafa am lu ñu fi lu ñu nampatalee mag ñi bàyyi ko fi nañu roy valeur yooyu dëgg la ñi nga xam ne am na njar am teggin ñu def lii nii ñu ngi def nii wallaahi man maa la wax loolu dëgg la jërëjëf kontaan trop si yow man émission bi Babacar Fall buy commencé 6 heures du matin RFM bi commencé RFM matin waaw émission yëpp mun naa la ko andil ne la lii la commencé diw mi la invité woon ba muy commencé ba tey wallaahi man dëgg damay yeewu chaque heure boobu noonu 5h30 di déglu ku ñuy invité ñu mu invité yëpp mun na boo ma buggee bu ñu gisee ma wax la ne la diw mi la commencé woon diw mi est-ce que jërëjëf waay maa ngi lay gërëm vraiment Ablaye jox ko numéro bi vraiment di ko sant bu baax dafa wax lu am solo nag lu ma kontaane mooy li ma sama sëriñ bi sama soppe sëriñ Maodo si da baax daan wax alaaji li tax nga neex ma doo ci yokk doo ci wàññi waaw loolu dem mooy war journaliste kaay joxe les faits d'abord ensuite nag booy yokk nga yokkloo moom 88 628 14 14 benn ba ñaari dernier auditeur Ablaye ñu koy gërëm bu baax auditeur boobu jotul wax turam ak santam nag mais ñu ngi koy xaar ngir jokkoo ak moom ginnaaw si ndax kenn amul lu may ki la bëgg waaw pour la nit yéeneeb xeer rek toj sa alal yàqal la gaañ la sax parce que am na yenn jëfin moom nit bu ko def nga xam kii sax gaañ la jublu am na koo xam ne xol ba lam la yéene yiw rek la waaw loolu nag mooy le baume au cœur 88 628 14 14 asalaamaaleykum asalaamaaleykum teewlu amul waaw sëñ bi maaleykum salaam bisimilah El Hadj Assane maa ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Moussa El Bachir Seck jërëjëf Seck bisimilah maa ngi jéglu bu baax jërëjëf di wax rek ni ñu woote ak dal ak calme dëgg la akuk tey ndax lépp ci loolu la xat muy jàmm waaye jàmm yoo gis nag toujours li may wax rek dafa am lu koy suutaan dafa am lu koy lal muy dëgg dëgg muy justice justice nag dafa transversale sànq maa ngi déglu professeur mi ngi koy wax oui honorable docteur Cheikh Oumar Sy xam nga justice économique justice sociale justice politique justice dëgg la mais yi nga xam ni xolay appesantir mooy justice économique parce que bu fekkee El Bachir yëkkati kàddu gi tuuti baal ñu koy yëkkati kàddu gi tuuti dañoo am problème ci wàllu réception bi mais bu fekkee def une analyse décryptée de la situation c'est vrai que nit ñi am nañ ay frustration yu bari yu accumulé wu yoo xam ni bon c'est pas si le renseignement général a bien fait son travail ou bien l'administration territoriale n'a pas remonté loolu nag wane wu na ci feeñ na bu baax a baax ci mouvement yi xew bu njëkk bi da ngay joxe exemple boo jëlee lu mel ni justice économique redistribution revenu dafa amul
séddale waatuk am yi. séddale waatuk am yi dafa amul maanaam boo jëlee lu mel ni Sénégal nga xam ni on parle du pétrole on parle du gaz on parle du zircon on parle de leneen ak leneen ak leneen. nga xam ni benn yi mu wax ni ci facteur yooyu industrie extractive yi. benn pétrole wala gaz pays da koy am mu nekk d'équilibre mu dem. France bi nga xam ne amul dara man développé ñun nag ñu am loolu ba pare am géej bu yaatu am ay nit ñu yiw am stabilité mënuñoo dem. exemple bi may jël boo jëlee ndeysaan te njiit yi am nañu yéene. le président Macky Sall am na yéene ci xëy yu ndaw yi exemple bi may jox mooy Prodac. waaye li indi frustration ba tey da ngay jékki-jékki ni Prodac am na benn 29 milliards boo xam ne naaw na fa ba léegi may wax ak yow fii nii kenn dégg fi ci jëm loolu pour ci ndaw yi la jëmoon. on parle aussi de 94 milliards yoo xam ne ba léegi. kenn xamul fu mu jaar. donc ñu mel noonu nag. bu accumulé woo nit ñi mënut ñoo xëy benn ki nga xam ne day jaay gerte caaf pour jaay sandwich kon pour jaay mburu ton. 21 heures ñu ne ko da ngay wàcc. waaw sëñ Bassir xam naa il faut nga baral 1 minute ndax dañuy jël ministère de la santé maa ngi jégalu vraiment kon xam naa. nga daaneel ci ponk bu la gën a yitteel rek. waaw dans 30 secondes. am na beneen élément. ANAMO tey agence la am na ANAMO mais pour ndaw yi la pour artisan yi la waaye wax dëgg fa neex yàlla taxawaayam kenn gis ko donc pour récapituler d'une manière générale. administration territoriale nañ dimbali njiit bi remonter information yi xew ci gox goxaan yi ndax loolu mooy tax président mën jël ay décisions appropriées pour le bien-être des populations. waaye une fois de plus ñu ngi wootewaat ak dal ci réew mi. di wax jàmm ci la lépp xaj. dëgg la jàmm ci la lépp xaj. même réflexion yeeg gëstu yeeg yëpp waaw ni nga ko waxee il faut que ak dal am kenn du fobeere buy taw waaw moo tax jàmm joojee mooy maye ñu gis ay bunt waaye bu fekkee tel ak yàq ak gaañu moom. vraiment dafay jur retard lépp loo xam te daal da koy moytu ak képp ku war a dimbali moytu googee foo mën a féetee muy ci pouvoir opposition diine ji aada ji wax dëgg yàlla mouvement associatif yi ñëpp ñu fexe daal ba am loo xamante ni mooy lënkale ñëpp bu ñu amee benn buum goo xamante ni mooy nas lépp ci des nag mooy yeneen wuute yi nga xam ni moom moo ko àddina ànd man na wuute ci lu ne ci diine ci tarixa ci waaso waaye ñu bañ a fàtte buum gi nu daal di tënk yëpp Ablaye kon xam naa Mamadou Ndiaye ñëwagul de le docteur Mamadou Ndiaye Ismaïla Diop bu RTS dafa nekk ak benn colron Ismaïla nag sama xarit la mais xam